un journaliste simple journaliste lan la def ci suñu gaz waxu leen ko dafa ñëw rek ne leen laalewu ci taqewu ci na ngeen ko ci génne bam set wecc maa ngi xaar nag ba kenn ko taxaw di ko waxati waxu pétrole wala gaz di nga am ak man affaire ba ma defee gëstu yépp appel à témoins yeeg dossier yépp ñëw nañ càmbar naa ko ba mu jeex gis naa ni monsieur Aliou Sall laale wul ci seeni pétrole maanaam 6 000 milliards yi moom tegewu ko laalu ko taqewu ci comme man rek gisuma pétrole kon man laalewuma ci taqewuma ci Aliou Sall ni man la mel laalewu ci taqewu ci maanaam bokku ci jegewu ko jaayul seen pétrole yoonam Aliou Sall daal génn leen ko ci ne leen maa ngi xaar nag ba kenn ku ko ci tudd wala nga taas ko ci fu fi plainte ñëwee dinaa la ñaf ci kaso bi nga noo ki imam bi lay attaqué man la ñu amaguñ imam dikku amoon nañ fi les imams de Guédiawaye ils ont été achetés par les politiciens fa leen dëggati imam Guédiawaye yi yu boole woon collectif jënd nañ leen bu yàgg jaay nañ seen ngor ca jamono ñooñu bu ñu amoon lu IBK am xanaa dañuy dem saw ci kaw population bi ay weccet lañ leen jëndee Momar Ndaw Askosen weccet lañ ko jëndee ak ab place IBK ay milliards a tegal imam di ko mu gàll ci kawam ils étaient prêts pour la mort et ils ont eu gain de cause et ils vont assurer inchallah et c'est pas la première fois est-ce que vous savez que Maliens yi jóg nañ fipp dugg ba biir palais de la République fekk fa président bi di mbéj ndayam Maliens yi yéen est-ce que yéen da ngeen a fàtte xanaa mais bu leen fàtte nag Maliens ay làkk ne leen dama ne ngeen def ndànk rakk président la doo leen ko fi saaxe man procureur man ñii teg fii président teg ma fii nan Nafi Ngom Keïta Macky Sall def Nafi Ngom Keïta laa leen di def dama ne xoolal ay doome xaj ngeen yéen sénégalais yi man monsieur le procureur maa ko wax te damay xaar ba kenn jóg fii di attaqué rakk dañ lay mujj sax jël kii éveillé sax kii leeralal sax ñu dagg ca lañ cay def détourner l'information def ci titre bu extraordinaire Mollah Morgun insulte les Peuls et les Wolof kii mu nga gis képp benn mouton yi ñëw xar yi ñëw bëy yi ñëw mbaam ko yi ñëw kii dafa rew ki nangam tàndayam ki nangam tàndayam fekk l'information la vraie information waa ji wax na lu ci leer nañ ku doful dégg nga ku dof dégg nga nit dégg na ñëpp dégg nañ mais dañuy fexe nañ détourner l'information pour détourner la personne pour détourner la population te boo leen seetloo fu may defee live am genre xeet googu dugg si boo ne A boo ne 1 ñu yokk ci 0 ne 10 la wax boo ne A ñu ne Z la wax boo ne jeudi ñu ne non ils ont dit la wax donc dal ay bandi yi nuñu dañuy ñëw pour rey ndey sénégalais yi foowuñu il faut le dire il faut que sénégalais xam ne ay vrai bandi lañ amal affaire ay vrai baadoola yu sonnoon lañ amal affaire te dañ leen di lekk ñoom ñëpp wallahi la azim Macky Sall du fa jógee te lekkul population bañ jeex tàkk te képp ku koy contre dina la wan soit mystiquement soit Macky Sall nga xam ne ba léegi suñu jonn yàlla tey dëkkul palais ba suñu jonn yàlla tey Macky Sall dëkkul palais du fa fanaan num guddi Macky Sall day ñibbi këram lépp ndax mystique koo xam ne moo la gën mystique rek la Macky Sall di dund mystique kese lu tax Abdoulaye Wade ne kii dëmm la ñeneen ak ñeneen ne dëmm la ñu ko xam di wax ni waa ji addunaam yëpp mystique la képp koy mystique Macky Sall la dàq mystique te gën la gëm mystique président lañ ko def ba suñu jonn yàlla tey Macky Sall du fanaan palais monsieur le procureur maa ko wax te damay xaar ba kenn jóg fii di attaqué rakk président ma Dakar sa maam nii la ko waxee carrément damay xaar ba benn sénégalais jóg fii di laaj 400 000 wala sama pétrole sama gaz man procureur man mii fi ak Macky Sall teg rakkam ku ko laal ma Dakar sa maam te man maa ngi leen di xaar yéen 16 millions yi ba kenn jóg fii di wax ne damay def appel à témoin ku am looy wax procureur bu arrogant bu réew ku am looy wax ñëwal nga indi dossier yi nga dem jox ko dëkk man naa ko lijjanti
tey na ngeen xam ni kii rakk Macky Sall la ku ko laal ma Dakar sa maam te muy clair yéen a ngi dëgg ah Sénégal monsieur le procureur sama kaso baa ngi fi maa ngi xaar ba kenn appel à témoin sénégalais yi ñëw ku nekk jël ñu ne Aliou Sall yooyu wax leen ma ña doon xeex ca 23 juin ba ñan ñoo ci génn te yorewuñu poste wax leen ma ko Imam Dicko xeexam gii xeexam bakkanam lañ doon faat yàlla sàmm ko buñ ko laajee def ne leen soxlawuma xaalis te bugguma poste ngeen wax ma ñu ngeen gis ñu doon xeex di rayante ba ci Souleymane Jules Diop ba ci ñeneen ak ñeneen kan moo ci yarul poste tey kan moo ci fayeekuwul ay millions tey kan moo ci toogul di féex tey kan ñoom ñëpp ñi ngi ay privilèges l'armée va rendre le pouvoir et ils organiseront des élections tey lañ jël affaire yi dal rek l'armée va rendre le pouvoir la waxal daal commissariat boo dem am na yamba buñ denc pour fippukat yi comme sa genre gi wala sama genre gi buñ ñëwee di bañ lu ñu jël yamba sëf leen ko loolu yàgg na ci commissariat boo dem am na saaku yamba buñ denc pour taqalaate loolu xam ne man bu ma gisee ñu naan ay la gendarmerie et la police nationale dajale nañ 22 millions ci ay demande de masque ma ne yi di saaga la ci askan kii boo ko yóbbuwoon tey jii boo ko wane woon tey Europe wala Amérique nga leen regardez-moi ça journal yi ci bind journalistes yi que le Sénégal est un pays boo xam ni pour ay demande de masque gendarmerie ak police arnaqué nañ population ba récolté nañ plus de 12 millions lañ dajale ou bien plus de 22 millions lañ dajale ci askan wi luñ faqat ci ñoom ci nangu masque ci ñàkk sol masque te gisuñu ko ci benn juridiction nekkul ci loi bi newul ci règlement yi nekkul fenn dooleel rek la doole buur kese ñi ñëw indi ay photo yu Marème Faye Sall taxaw sans masque Sénégal 8 heures da ngay gis buntu kër yi ataaya 9 heures am na yeneen buntu kër yi ataaya 10 heures am na yeneen buntu kër yi ataaya 11 heures am na ay bopp ko ñuy ataaya midi am na ay bopp ko ñuy ataaya 1 heure am na ay bopp ko ñuy ataaya 14 heures am na ay bopp ko ñuy ataaya 15 heures am na buntu kër yi ataaya 16 heures am na c'est-à-dire ba temps bi jeex takk 24 heures de temps sénégalais dañ koy ataaya dañ koy naani warga sans masque indi doomam Aliou Sall sol lu mu tudd Mamadou Sall sol sans masque indi ñeneen ak ñeneen di jaboru doomu le politicien la Amadou Ba ñi ko doon takk ku jigéen ki sol sans masque ñoom ñëpp ñu wane loolu non benn doomu aadama bu nekk ci monde bi du respecté dëkk boobu benn doomu aadama du xool loolu di gis ni doomu politicien bi di sol masque te dara dañ koy garder doomu lu mu tudd ku nekk ci état bi du sol masque parce que dañ koy garder la police moo koy garder et que ñi ñuy nangu seen alal ndax ñàkk sol masque te teguñu ko fenn c'est des sénégalais pauvres appauvris yuñ toroxal même masque sax ñàkk koo sol dañ lay wulli ak ndulli di nangu sa alal ci sa oto di nangu sa alal ci mbedd yi ngay dox loolu moom weesuwul arnaque bu doy waar a ngi noonu arnaque bu catastrophique sénégalais yaa ngay dox seen soxla sénégalais yaa ngay añ bay suur naan ba mandi di teg seeni ataaya sénégalais yaa ngay werante ci football Barcelone buñ dóor 8 Real de Madrid bu qualifié fee benn Atlético bu nangam yi nga xam ne ils en ont absolument rien à voir ils vont se débattre de Paris Saint-Germain a battu tel te Paris ne les reconnaît même pas ils vont se débattre ci ay sujet Barcelone moo mun kële et Barcelone ne les reconnaît même pas ils vont jamais savourer la victoire des
des Barcelonais ou bien des des Parisiens, ils le connaissent pas, ils le reconnaissent pas, ils le respectent même pas. Donc voilà, Tobène dina mujj perte, Tobène dina mujj ñàkk. ak Seydina Mohamed bés bu Macky Sall di jël jour muy taxaw ci télé bi def comme yenn moromu président am yëpp, def comme président Guinée bi lu mu def comme président Côte d'Ivoire bi la mu def ak président Mali ba la mu doon def, dañuy xëy rek ci discours génn rek Macky Sall ñu naan waa luy xew fekk Macky Sall dóor na ko simbi ñu puudar ko defar bu rafet mu toog di xaar gaay ñu dóor leen drapeau Sénégal bi ñu naan yaay yi ma neen ñu fër. Salaamaaleykum mbokk sénégalais yi, mbokk patriotes yi, compatriotes sénégalais, góor ak jigéen, mag ak ndaw. Man Macky Sall bu ñu xoolee constitution bi ci loi 400 ku tardé di dugg ci avion yi di dem fu ko neex, di liggéey di chaque jour di jóg di daan dooleem, di fay luwaasam, di jox ay waa këram lañ lekk ak lañ naan, di lijjanti ay soxlaam. kooku bu fekkee moom dafa tardé yow lan nga def? bu fekkee kooku dafa soxor yow lan nga def? mais nañu waxante dëgg. yow yaa ngi toog sa kër baay ñu ne la ñaata at nga am nga ne 35 ans sa baay sa kër baay ak sa kër yaay ngay yeewoo fa nga indi sa jabar fa ngay juree say doom ñu ne la kër gi ko moom nga ne sama papa ko moom kooko bokkal yaa ko bokk ak say frère ak say sœur moomoo ko. loolu lépp kuy wax ak yow nga ne noo koy dafa soxor dañ ko raw dañ ko avance non mais non mais dëkk bi duñ ko defar, dëkk bi duñ ko defar, dëkk bi duñ ko defar, dëkk bi duñ ko defar. il faut yeneen génération, il faut ñi ñëpp dee, il faut ñi seen combattant yaa ngi nii de day ci kàlla Sénégal ñoo am ay géré de day ci kàlla kii nii day bañ mais bul dem mais sa foo jëm nii ah waa kii moom dugg bi waa ji dugg na quoi kon pitax bi dugg na nii quoi kon waa ji dugg na toog nii quoi toog na kon toog na non Dieu barki Seydina réew bi delloo leen ko yàlla ko waa ñu lijjanti leneen ñu wuti feneen fu mu ne